mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetloo ci seen ànd ak ñun télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci seen ndajem xibaar li ci penc mi ak man ci ànd bi Papa Ngagne Ndiaye maa ngi lay nuyu Pape. El Hadj Assane maa ngi lay fay nuyoo di nuyu mbokk yi ànd ak ñun télévision Futur Média li ci penc mi. actualité bi moom la ñu ci àndal mbokk yi Papa Ngagne Ndiaye ak université Cheikh Anta Diop liggéeykat yi yëngu foofee toogaanu ñaxtu lu xëlee tey ci kanamu rectorat ba anam yi ñuy liggéey daal la ñu bëgg ak gënal li ko dalee benn fan ci weeru juin wi ñu dëgmal borom camion yi gros porteur dañuy tere bépp surcharge ci ñoom daanu commencé contrôle yi naka noonu wàllu PC jëm ci camion yi donte transporteurs yi ànduñu ci doxalin boobee wàllu politique ñaari téeméeri président communauté rurale yu PDS ñoo yëglu tey ji duñu transhumé ñu ne waaye dañoo bëgg ak yëg seetlu nañ ni daal ci liste yi dañ leen ciy beddi ca moo ne de ci électorat bi boo ko seetloo téeméer yu ca ñooy 60 ya Seydina Insa Wade wuy ji boromam tey ji lañ ko doon gunge ci dëkkuwaayam bu mujj ca Yoff nañ ci ànd ak yéen di wéy ci aar beeg Biennale des Arts ubbite gi ëllëg la ba 10 juin wàllu aarit ba tey ak artiste peintre bi di Souleymane Diallo di infographiste ci TFM door nay ndajeek artistes yi ca place du souvenir di waajalit li nga xamante ni mooy vernissage 18 mai tàggat yaram xibaar bi di Pierre Lechantre mi mujj xàcceek équipe nationale football bu Sénégal ci kanam tuuti dinañ ci ànd ci leeral ak Cheikh Tidiane Diawo focus bi tey ñu ngi waxtaane rek mbokk yi wàllu transhumance ak it ñi génnee fem beneen xam ni nit ñi dañoo sib doxalin wi tax léegi ay mouvement la ñuy taxawal ngir amal yooru gi ca jëmm gi nag benn la jamono yi APR parti bi ci nguur gi foofee am nañ fa gan suñu naatangoo Bakary Domingo Mané jiite desk politique bu Sud Quotidien. actualité bi Pape bismillah. El Hadj Assane dañ koy tàmbalee ak ñiy wattu kaaraange gi fële ci université Cheikh Anta Diop muy agent de sécurité ñoom amal nañu seen ndaje tey ndaje mi li ñu ca yëkkati wax ko daal moom mooy dañu bëgg ñu gën a taxaw ci seen nekkin ay contrat yu tegu ci yoon itam ñu ngi koy laaj dañu ci dikk ànd ci ak Émile Diouf ak Diafara Ba ci reportage bi ñu fa def. lu ñuy jox moomu ko de dañ koy liggéey mérite ko mérite la loolu foog mu recevoir. ay agent de sécurité yu maire ba fut ñu amal toogaayu ñaxtu ci kanamu rectorat seen liggéey moo di sàmm kaaraange wu daara bu kawe bi di université Cheikh Anta Diop waaye tey seen nakar la ñuy yeggee askan wi. sitting bi c'est pour venir parler mais dañu bëggoon ñëw wax ak recteur li mun a ne. depuis 2001 Souran la ñu kiyaloon le ministre Souran moo ñu newoon d'abord vraiment vous avez duré ici damay installer la police universitaire Kader booy ñëw. ñu def ak moom 18 mois waxul dara ñu ne ko mais ñu dem inspection du travail syndicat dem inspection du travail inspection du travail woo ko mu ñëw rek mu ne ñu mën ngeen yóbbu inspection du travail di ngeen xam ne avocat yëpp maa leen jàngal je dam leen di dax. ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel seen bërëbu liggéeykaay suñu sañoon ñu taxaw leen bu baax. imaginez ñun on passe ici on fait 24 heures ndekki añ reer fii la lay fekk mais on n'a même pas droit au resto restaurant yi du fa teg suñu tànk li ñuy fay c'est une miette. alors qu'on a des pères de famille on a une famille des fois dañuy dem ba ne leen sax mais qu'est-ce que vous voulez nous pousser à voler ou quoi ñun mënuñu gérer sécurité université bi ay xaalis milliards yu bëri nekk fii wurus ak jamaa ak lépp a ngi fi di tayle suñu bakkan mais sans rien en contrepartie rien. seen payoor néew lool te amul lu leen di sàmm ci wàllu liggéey bu métti bile ba tax na ñuy ñaan autorité yi ñu saafara seeni problème. ci wàllu politique la ñuy dikk wax ak élection yi dëgmal muy législative yi di xëccoo toogu ya ca pencum ndawi réew ma lu toll ci ñaari téeméeri président yu communauté rurale alelo jiite leen ñoom faqe nañu ci parti démocratique Sénégal ber seen langu bopp ko alliance ak acteurs des PCR libéraux la ñu ko tuddee fas yéene wàlli ca jongante yooyee dañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye ak Mar Dieng. bien que le président Wade déggal nañu xamoon na li ñu wax. institution yu mu mosoo joxe ci parti bi kenn mosu ko doxal kenn mosu a fullaal liggéey boo nga xam ne ñun wóor na ni mën nañ ko def pour que lii ñu dal bañ ñu dal ak tasaaroo bi nga xam ne am na ñu bañ fi yegg si. comme loolu am na nag gis nañu 2009 ndax lii depuis 2006 lañ ko tàmbali 2009 gis ngeen élection yi ni mu demee dëkk yu mag yëpp ñu perte ko waaye li ëpp ci commune rurale yi ñett yu nekk ñaar yi ñu gañe ko ñu nag loolu avertissement la suñu taxawul liggéey lépp day mujj yàqu. ci loolu la ñu jógee taxawal suñu kuréel pour ñu seet naka la ñuy mën a teel a jóg ndax campagne teel a jóg baax na ci. mbokk yi kàddu yooyu mi ngi tukkee ci alelo moom nag moom moo jiite kuréelug président communauté rurale yi fas yéene bokk ci élection ñu dëgmal te ñoom dumooyu
Parti démocratique Sénégal ci wàllu xibaar ba tey lu ko tàmbalee benn fan ci weeru juin jàpp leen ko dinañu tere nag camion yu bari yi nga xam ne dañ doon surcharge ndax dañoo jàpp ni daal loolu mën na nekk musiba am na ay charte ci wàllu contrôle yu ñu ci fas yéene amal donte charte yooyu nag méngoowul ak gis-gisu transporteur yi leeral yi Marie-Christine Mondi def na ci reportage ànd ci ak Ibou Cissé. ni tali yi daan yàggee ci biir Sénégal loolee amatul bu ñu sukkandikoo ci gis-gisu direction générale infrastructure yi li waral lu ni mel nag camion yi di yepp lu ëpp ngir mën a sàmm li di tali yi nag direction générale infrastructure yi nar nañoo jël ay matukaay yu wóor. léegi te dinañu contrôler camion yi seen poids parce que li ñu gis mooy camion yi li ñuy yeb dafa bëri ba nga xam ne day gaaw yàq suñu tali yi. dañu bëgg 1er juin ñu commencer contrôler poids camion yi nekk ci kaw tali yi léegi li ñu bëgg mooy dinañ jox ni ci benn weer boo xam ne dañ leen di sensibiliser wax ak ñoom di leen wax lan lañ bëgg. système bu bees bi nag képp ku doxalul li lu mel dinañ la teg ay daan. camion yi nga xam ne respecté wuñu réglementation wu dinañu fay ay amende maanaam camion boo xam ne day daw biir Sénégal te du génn Sénégal moom 20 000 francs lay fay c'est-à-dire tonne bu nekk bu dépassé lii réglementation bi wax 20 000 francs lay fay mais bu fekkee ne camion boobu day daw di diggante ñaari dëkk ñaari état ñaari réew moom li muy fay mooy ëpp parce que xam nga ne camion yi daw international ñoom distance yi daw moo gën a rëy donc ñooñu 60 000 francs la ñuy fay par tonne. lu jëm ci wàllu dawalkat yi ñoom ne nañu lii di système contrôle charge essieu bi arrangé wu leen taxi da leen di indil ay gàllankoor. arrangé loo xam ne peut-être que du ñàkk mën a ñëw lay doon waaye nag ca na muy ñëwee la ñu war a seet nan lañ ciy mën a duggee parce que mi ngi nii dafay nag na war a kétt na jonn te daanaka mën nañu wax ne Sénégal daanaka préparé wul ci àggul ci benn ci préparation dama lay wax rek ne transporteur yi nga xam ne ñoo fi ëpp ci nekk ci Sénégal fii mu nekk kenn yoru ci oto yoo xam ne war nañu am 3 ba 4 risques yoo xam ne fii mu nekk ci la suñu naataangooy maliens yi wala Burkina bi wala yeneen dëkk yi fii mu nekk yor nga xam ne ñoom danañ sëf lu bari mën a ñëw am comme vraiment jiituñu compétition bi. ci atum 2009 ba tey système bi ñu ngi koy amal ci dëkk yu bëri yu bokk ci biir UEMOA tey jii nag Sénégal bokk na ci ñi si naxa njëriñu. Seydina Insa Wade artiste la bu ñu xamoon ci biir réew mi làqu na ba tey ji lañu ko jébbal boromam ca janaase nekk ca Yoff lañu ko rob ñu gënoon ko xam nag ci Baye Seydi moom faatu na mu ngi faatu ci bi muy am juróom-benn fukki at ak ñett Dissa Pereira ak Madani Marega demoon nañ ca rob ba ñu teewlu leen. mbooloo mu takku ñoo teewoon ci robu Seydina Insa Wade zikru Baye Laye di ko gunge ci këram ju mujj. sargal ak séddee ñu def ci artiste bi nekkul yuy mujj ci moom Seydina Insa di wéy di des suñu biir ngir répertoire bu riche bi mu fu bàyyi. kii fi jógee tey mu ngi fi xam ci moom ñaari wàll benn bi artiste la bu mag a mag boo xam ne yóbbu na musique sénégalaise ak culture sénégalaise fu sore sore àddina bi yëpp seede ko ku mel noonu su fi jógee ministre de la culture moo fa jiitu tey nag conseil des ministres moo am. ñëpp boole. jooyandoo Seydina ndax taxawaayam ci art bi taxawaayam ci musique sénégalaise ak fi mu ko yóbbu ak ñi mu won yoon ñu jaar si tey ñu gis preuve yi ñu def donc c'est-à-dire que lépp moom la. culture la woon indi na benn genre loo xam ne folk loo xam ne lii ci Sénégal maanaam ci ñi ko fi dugal la woon te tamit nekkoon na nit ku nga xam ne dafa yaatu woon yaatu ci xol. ma bokk waa këram léegi ma bokk njabootam. Saraba di bërëb bu yéeme te àjjanawe mooy teeru Baye Seydi niñ ko daan dàkkantale Seydina Insa Wade tëddu àdduna waaye tëdd ci wetu Seydina Limaamu Laay. gërëm Pape ñu dellu seek mbokk yi ci xibaar yi fii Sénégal waxtaane wàllu art caada bi Biennale des Arts mu ngi door ëllëg njeextali fukki fan ci weeru juin muy 10e édition bi ni ñu ko waxee Biennale art contemporain africain continent bi kon ay artistes am di ko seq war a jongante ci seen wàllu xereñ ku ca ne Ibou Diouf atanaax ba ma sayeex Ndiaye.
Biennale des arts africains contemporains ñu ngi ko taxawal ci atum 1989 ndaje bi ñu jagleel artistes yi yëngu ci wàllu peinture fii ci Afrique li ñu si jublu rek mooy fexe bi gën a wane liggéeyu artistes yooyu. buñ ne lii rafet na kii xarañ na kii mokk na liggéeyam ci wàllu art gan mooy ñëw fii suñu réew di ñu ko wax ñu topp ca naan lii na mu ko waxee noonu la ñu dem ba jëmi jamono ñu ne nag loolu war naa doy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a seet lan moo méngoog ñun fa ñu toll ak la ñu bëgg lan moo méngoog suñu taar ak li nga xam ne moom méngoog suñu aada ñi ko war a wax waa Afrique la war a doon njëkk. fukkeelu biennale bi bëgg a fexe ba wane beneen gis-gis ci wàllu aar fii ci Afrique. li ko tax a jóg itam mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey duñu artiste waaye ñoo ak artiste ñoo bokk liggéey bi ñooñu itam ñu gën a xamante ci biir Afrique gën a xamante ak ñi nga xam ne liggéey boobu ñoo ngi koy def ci bitim réew. xew-xew yi la dina am fukki fan ak benn ci weeru mai jàpp fukki fan ci weeru juin ñu siy wane rek ay xeetu gëstu yu bëri ci wàllu aar fii ci Afrique. li nga xam ne moom lañ ci naw mooy gën a dëgëral taxawaayu Dakar ci wàllu art visuel ndax taxawaay bi naam am na waaye nag dëgër ba ca war des na ñu am yaakaar ne bu ñu jógee ci biennale bi taxawaayu Dakar muy biennale de l'art africain contemporain ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko ngànk gën a dëgër ba fépp fu ñu netti biennale ci àdduna bi buñ ci tuddee benn wala ñaar teg ca biennale de Dakar. li ëpp ci xew-xew bi la dina am ci village des arts bi ñu taxawal ci gare ferroviaire bu Ndakaaru ak ci musée Théodore Monod nekk ci Ifon ak yeneen béréb yu ñu taxawal lépp ngir xew-xew bi la mën a antu. Ibou Diouf ñu koy gërëm des mbokk yi ak wàllu caada gi biennale bi ëllëg la ubbite gi ba fukki fan ci weeru juin ndajeem aar bi ubbiku nag mooy bu tey bile ñi nga xamante ni nag ñoo ko seqoon mooy ay artiste kii sos lépp di infographiste fii ci TFM Souleymane Diallo waaye it artiste peintre la ñaar fukk ci artiste seqoon exposition bi moom Souleymane di ci waajalit vernissage 18 mai lay doon Daniel Diouf Ibou Diouf. kii di Souleymane Diallo artiste peintre moo tàmbalee exposition bi moom sax ñu gën koo xam fii ci TFM donte infographiste la fi waaye it réalisateur émission bi ñu duppee Palette 2. émission bi chaque fois damay invité benn artiste mu ñëw liggéey def benn performance ak moom léegi œuvre yooyu noonu chaque année dañ koy exposé donc chaque émission bi chaque 15 jours lay am chaque 15 jours donc chaque année dañuy exposé 24 artistes. exposition bi day may leeraange liggéey bi lu mot ñaar fukki artiste ak ñeent di def jaarale ko ci ay nataal ku ci ne di wone lii sa gis-gis ñeel doxalin ak melokaanu société bi. ci nataal yi damay jéem a wone valeuru njaxas ci anam yu wuute tableau bi dama ci wone Ndakaaru ni muy meli ci at yi di ñëw. Vous avez observé ici. gis ngeen ko fii nit ñaa ngi joytu mettitu dund bi. mburu mi suukar si mënuma woon bañ a wax ci loolu ndéem ci réew mi laa bokk. ci tableau bi waxu mucc laa ciy wax fii ci réew mi dund nañu fi ay jafe-jafe waaye jàmm dellu si na fi ni ngeen ko gisee tableau bi jàmm lay woote. ay nataal teer si ci bérébu jaayukaay day wone wàllu aar bi ci koom-koom. L'art aujourd'hui dans ces espaces détermine simplement que l'art. aar bi ci biir bërëb bi. loolu day firndeel njëriñam ci wàllu koom fii lañu ko mën a gisee ba di ci weccoo ñoo ngi woo askan wi mu ñëw visiter exposition bi. Cette exposition je l'intitule exposition installation. bi la exposition de direct as tuut ci li askan wi mën a gis te bànneexu ci maanaam vernissage bi artistes yi di waajal fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi fileeg booba exposition baa ngi wéy ca Sea Plaza ba ñaar fukki fan ci weer wi. ñu egsi ak yéen ci wàllu tàggat yaram Mame Fatou Ndoye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fayal Adja Assane. bisimilah. jërëjëf ñu tàmbale ko ak wàllu football ak lii di xew-xew bu xaw a jaaxal nag sénégalais yi mu mel ni Pierre Lechantre ma ñu waxoon ni moom moo nar a nekk entraîneur u Sénégal moom mujj na renoncé moom daal gis na ni amul ay garantie yu doy ci wàllu contrat am looloo tax nag mu faf décidé ni day desandi fële ca Qatar ngir continuer foofu liggéeyam ñu dellu si waat ci xew-xew boobu ak ay leeral ak Cheikh Tidiane Diaw.
xibaar bi wadd andi mbetteel bu rëy ci footballu Sénégal. Pierre Lechantre dëddu na équipe nationale bu Sénégal. Maître Augustin Senghor ne ñàkk déggoo ci contrat bi moo andi rupture boobule. Pierre Lechantre dafa laaj ñu fay ko juróom benn weeru salaire avance. ñu bare gis ne Pierre Lechantre dafa bëggoon blende boppam su Sénégal toogee ci éliminatoire Coupe d'Afrique 2013 bi ñu dëgmal. cas de figure boobule di xaw a firndeel li tax Pierre Lechantre bëggoon avance boobule ndaxte éliminatoire Coupe d'Afrique 2013 ñaari match la aller ak retour te Sénégal adversaire bu rëy la nar a am ci éliminatoire yooyu le ci fàttali rek nomination Pierre Lechantre ci bopp équipe nationale bu Sénégal ab processus bu gudd la woon te cappaandaw ga nag moom ak Bruno Metsu ñoo ci desoon waaye moom la fédération bi taw Bruno Metsu. jërëjëf Cheikh Tidiane Diawo ñu ngi ci ligne bi ak ki nga xam ne moo jiite fédération sénégalaise de football muy maître Augustin Senghor maître Augustin ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw ñu bëggoon nag nga indil ñu leeral guleet ñuy am entraîneur annoncé ko ba pare mu mel ni daal yëf yi yembul est-ce que mën nga dellu si ci li nga xam ne moo indi blocage bi entre yéen ak Pierre Lechantre. waaw mën naa nekk Pierre Lechantre bi nga xam ne dem nañu ba sës pour tànn entraîneur yi jotoon nañu waxtaan ak moom ci fandu contrat bi yëpp mu jëm ci wàllu diir bi nga xam ne contrat bi moom la waroon am li ñu ko waroon fay weer bu ne ak lii nga xam ne mooy objectif yu ñu ko tegaloon mu nangu ko ci base boobu nag lañ ko jël confirmer ko comme entraîneur ba mu commencé sax dox ay jéego ci liggéey bi. mën naa ne fan yi ñu génn déjà génne woon na liste 30 joueurs yi nga xam ne ñoo waroon def regroupement bi moom ci boppam moo doon suivre pour dox match bi nga xam ne moom la ñu war a jouer ak Égypte donc ba jamono yële ñu génn biñ ko yónnee pré-contrat bi maanaam xam naa li nga xam ne mooy condition yi ñu ko fixé woon xaw na ko jaaxal torop léegi moom mu soxloon tamit ay comme ni mu wax ay garantie te garantie yooyu mu ngi ko wéer ci état bi nga xam ne mooy fay nangu ko jox juróom benni weeri salaire pour que mu mën a wóor ko ne ci diiru juróom benni weer boobu xëj na du am benn gàllankoor wala ñu dàq ko fileeg boobu pour mu mun liggéey ci xel mu dal. donc buñ ci duggee nag ñu dem ubbeeku ci kilifa gi nga xam ne moo yor wàllu tàggat yaram mu ne ñu que état bi li mu mun def rek du weesu ñetti weer. te loolu Pierre Lechantre nanguwu ko. ñetti fan yi ñu génn yëpp ñu nekk di wax ba démb ñu ne ko nag man sa bopp maa ko ne comme état bi mooy fay te loolu xam nga ko du fédération mooy fay te ñoom ñetti weer lañu bëgg a joxe bu fekkee ne loolu mënul antu si suñu diggante may naa la ba suba bu fekkee ne kiwul nag ñun dinañ jël suñuy matukaay pour dakkal li nga xam ne mooy waxtaan bi ñu nekkoon pour finaliser contrat bi. waaw maître Augustin yaakaaroo leen woon ni que pré-contrat boobu balaa ngeen di annoncer déjà le nom du sélectionneur waroon ngeen ci jot a déggoo ba pare. waaw loolu su ngeen ko waxee dafa mel ni tey bu fekkoon ne defuñu woon phase éliminatoire yi ba pare waroon nañu defar lu toll ci 70 pré-contrat parce que bu leen fàtte ne amoon na 70 personnes yoo xam ne déposé nañu ak ñeneen ñoo xam ne déposé wuñu il faut ngeen d'accord ci kaddu. nga tànn nit ki ne kii laa tànn ngeen doog a discuter te comme ni ma koy waxee sànqa juboon nañu ci lépp li nga xam ne payoor bi la woon moom mosu ko contesté li mu soxloon te loolu wéeru ci lan mooy ne gis na ne ci gis-gisam moom que maanaam atmosphère bi waroon ci choix yi entraîneur bi xawul woon dal xelam trop parce que ci moom ci jàngat bi mu am en tout cas ci li mu lire ci parce que fii léegi lépp mu ngi ci net bi il était informé au jour le jour de li ñuy wax fii ci Sénégal ak li fiy xew. mu xalaat ne xëj na ci moom gis-gisam du ñëpp fii Sénégal ñoo xalaat ne ñoo àndoon ci ñëwam fii. mu dégg tam mu am ay kilifa yu wax ci fédération bi que ànduñu ci en tout cas niñ ko tabbee donc loolu yëpp tax na mu xaw a tiit tuuti bëgg am ay garantie. ñun suñu wàll tamit dañoo jëloon ay matukaay parce que tamit nit ki. li la dal démb da ngay moytu mu dalal tey parce que contrat bi comme ni ko nit yi di laaj pré-contrat bi ñu ko jox dañ ko verrouillé parce que mënuñu nangu li nga xam ne comme ni ñu ko waxee ci contrat Amara amoon na fi. mu dalaat ñu donc on avait mis les dispositions pour wax ko lii mooy objectif yi. te boo ko jotul tamit dañuy jël décision dakkal contrat bi te duñ la fay ndampaay donc loolu xam naa bokk na tam ci tax mu dellu ginnaaw te ñàkk tam déggoo bi. parce que li nga xam ne modalité rek la warul mun yàq contrat c'est-à-dire. comme d'accord nañu ci payoor bi d'accord ci lépp
li nga xam ne mooy naka lañ koy fayee warul mun yàq contrat parce que bu fekkoon tey état bi dafa ne woon nangu na 6 mois yi defe naa contrat bi nañ ko signé mais moom tamit bu defoon effort nangu bàyyi dara donc ma xalaat ne si côté am na lu mu dem ba ragal te loolu bu fekkee ne loolu moo tax mu dellu ginnaaw man li ma gënal mooy mu def ko léegi plutôt que ñuy dem ba ci biir ñuy am ay jafe-jafe. dëgg la Augustin laaj yi war a am bëri na waaye nag comme temps bi daf ñoo tànc benn mbir rek nga leeralal ñu ko comme fi mu ne nii Pierre Lechantre doonatul entraîneur équipe nationale Sénégal kan mooy téye fi mu ne nii boppu équipe nationale ak échéance yi nga xam ne ñu ngi waaj a ñëw. waaw gannaaw tabboon nañu ki nga xam ne moo ko waroon toftal ci équipe A boobu muy Joseph Koto te tey ñu yeewu mujjee dakkal ak Lechantre donc discussion yi fi mu nekk Joseph Koto si boppam la ñu oo ki nga xam ne mooy donc ñaar ñi nga xam ne ñoo doon tàggat équipe olympique bi te mosoon yor équipe équipe A bi ci match bi ñu joué le 29 février fële Afrique du Sud. pour ñu mun jël équipe bi yóbbu ko ci ñaari match yi parce que diir bi ñuy jëm mais ñu tànn entraîneur bu bees te ñoom defe naa mën nañ ko yor léegi li leer ba leer moom ak Karim Sénégal ñooy yóbbu équipe bi Aliou Cissé continuer toppatoo aussi li nga xam ne moo jëm ci équipe olympique bi di léegi ñuy joué ñaari match yooyu Karim ñëw fekkati ko. jërëjëf Augustin Senghor ñuy fàttali ni moom moo jiite fédération sénégalaise de football Alaaji Assane nag looloo fi gënoon fës ci wàllu tàggat yaram ak li nga xam ne moo xew tey muy Pierre Lechantre mi renoncé ci contrat am ak équipe nationale du Sénégal muy nag mbir mu ne bu doy waar te bu ñu musul gis tamit ci sport sénégalais. Mame Fatou nga foog ni mën nañoo wër fii entraîneur ca ne ko ndokk na dem ñu wut sénégalais jox ko mbir yi ci gàttal wala. waaw bu doon sénégalais yi dinañ leen jàppale kenn du leen def ay pot de banane mun naa ni waaw nañu wut sénégalais mu liggéey ak sénégalais yi waaye dafa mel ni sénégalais yi tamit ci seen biir duñ jàppalante. moo tax lii di nu dal lu mel nii tey Pierre Lechantre ak xàcceem jërëjëf Mame Fatou Ndoye ñu yegg seeg yéen ci gëstu bi tey focus léegi wàllu transhumance dañuy waxtaane waaye daa am ñoo xam ni biir na leen ni askan wi sip nañuy transhumant ca mënuñ ko bañ a def ndax ñoom xamul lu may futooy moo waral ñu wut pexe yeneen ay mouvement ci la ñuy jaare laatu ñuy amal seen yooru googe ca jëmukaay gi du fenn fu may ci APR ndax moo ne ci pouvoir bi da xam ngeen ni transhumant du dem fa naaj wane Adio Talla Madani Marega laatu ñuy dalal suñu naatango Domingo Mané moo jiite desk politique sud quotidien wiiri jaari ndaari yoon yëpp ci APR yaakaar lañu jëm si lu ñuy nemmeeku mooy juddu ay kuréel yu bees laata ñuy wuti APR dalal leen muy ay feem yu bees yu baasu Benno Bokk Yaakaar nar a xeex war ci taxaw temb. dafa am ñoo xam ni li ñu takk moom mooy dee ci ngor dund ci ngor am na ñoo xam ne nag seen gis-gis mooy fu tooyatul du ma fa toog. Macky Sall ak li nga xam ne moom la teg tey ci wàllu nga xam ne moom mooy gis-gisam ak doxalinam ak ni mu bëgg a dundale wàllu politique ak yorinu réew mi ci biir fi nga xam ne moom mooy Sénégal ñooñu day kenn du leen dalal ci li nga xam ne moom mooy APR muy parti bi Macky yore waaye ndax dinañu doon ñoo xam ni dinañu am mbubb mu gën a diis ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ak bërki démb gunge woon Macky dalal ko jàppale ko ba tey mu toog ci nguur gi foofa la xel di jiixi jaaxaa. génnum Khoureyssi Thiam PDS ak Aminata Lo ak Ndeye Khady Diop ak ñeneen ñëpp beddeeku ngir wuti ku leen dalal lan moo ko waral. mouvement yooyu ñuy def njort dafay jëm ci ne comme bàbbeeku nañ ci fa nga xam ne moom mooy parti démocratique sénégalais te mouvement la ñu def wax ñu dañuy former parti politique même bu fekkoon ne dañuy former parti politique sax la ñuy sént ci ñoom boo xamee li nga xam ne moom moo doon seen taxawaay démb ak bërki démb du ma tudd turu kenn ci fànn boobu da ngay xam ne ñii seen gët am na foo nga xam ne fa la taaju mooy fekki Macky. yaakaaruma ne dinañu war a gudd fan ndax tey juddu wi ñu juddoo la. bu fekkoon ne dafa di kuréel yoo xam ne nit ñi dañu toog xalaat ne dañu war a jóg pour tey jii am kuréel gu bees waaye pour man li ma gis mooy kuréelu faj mer te booy xool olof tépp lu muy def ci mbirum faj mer rek du doon luy yàgg parce que bu mer ma jeexee loolu tas. APR ak parti yu ñu àndal nar a jànkonteel ak i jafe-jafe ci kuy war a jiite wala ku dul jiite muy li leen mën a jural xiiroo ak ŋaayoo. li mu war a jural APR mooy que mu doon APR tas wala mu am ay problème yi mooy ay clivage ay clan ci biir APR parce que dafa di nit ñoo xam ne dañu nekkoon ci parti bële mer jëlee leen fa ak bëgg tey peut-être ay ndombo tànk wala ay yeneen i mandarga moo leen tax a dem seeti APR léegi nag bu ñu ñëwee fekk APR nit nekk parti boo xam ne moom it structuré gul
problème yi dafay daal di bari parce que ña nga xam ne ñoo leen di dalal dañ leen di bëgg war ne ñoo leen fi jiitu mbirum maa la fi jiitu la da nga war a topp sama ginnaaw kii jógee fële man damaa ñëw andiwaale sama légitimité donc dama war a ñëw nekk fi pour andi fi lii ay problème donc lay jural APR. ñi nekk ci nguur gi ak seen i ñooñ ndax dinañu yaatal ñi beddeeku ci PDS bëgg leen gani si laaj baa ngi noonu. Adiya Talla ñu koy gërëm mbokk yi dalal suñu gan Bakary Domingo Mané journaliste jiite desk politique Sud Quotidien Bakary maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. rafetlu teewaay gi doore wàllu li nga xamante ni mooy li ñu waxtaanee léegi yoon wi nga xamante ni transhumant yi xàll nañ ko. foofu lañ bëgg a jaaree ngir def seen transhumé googee maanaam naan maa ngi taxawal ay mouvement. ban jàngat nga ciy def yow. donc jaan mooy def mooy phénomène boo xam ne daal du lu bees Sénégal gisoon nañ ko fi 2000 bi Wade ñëw pouvoir nguur gi. ñu nekkoon parti socialiste ñu bari dañuy ñëw si camp PDS. parce que loolu ban période la amoon c'est au moment où Wade di agité épouvantail kii audit yi donc ñoo xam ne daal vraiment seen loxo dafa laal si maanaam alal réew mi ñoo dañuy tiit ragal après ñu ne dañuy dem PDS pour que poursuite du am donc phénomène boobu moom la ñu disons moom la ñu gis tamit ak APR bi ñu bari dañuy ñëw si APR mais ñëw bi dafa am ay ñaar fan na am na ñoo xam ne dañu ñëw directement bokk si PDS APR am na ñoo xam ne dañuy chercher voie de contournement c'est-à-dire que ay mouvement la ñu créé autour n'est-ce pas de l'APR pour que en tout cas partage gâteau bu amee rek ñoom tamit ñu jël seen wàll. donc ça veut dire que au moins am na ci benn début de solution comme xam nañ ni dem direct gi wóoratul ñu ngi wiiri ki yàgg a wiiri nag bu yàggee mu daw. justement donc stratégie boobu la ñu am léegi. donc dañuy créer ay mouvement wala surtout ak élection législative ngay gis. donc dafa bari ay coalition yoo xam ne daal bu ñu demee ba ñu def législative yi en tout cas ñu bari dañuy rejoindre camp Macky. donc bu ñu demee coalition avec Macky Sall donc bu ñu defee bu ñu taxawalee un prochain gouvernement il est évident que mun nañu séddoo donc transhumance loolu la c'est-à-dire que dafa am loo xam ne yoon yu bari ñaar yoon pardon beneen yoon bi mooy dañuy ñëw dugal ci biir parti bi beneen yoon bi dañuy rester à la périphérie du parti donc boobu surtout deuxième cas de figure bi boobu dafa am importance loolu parce que nit ñi duñu ne yow da nga bokk mais en même temps le fait que bokkoo ça ne veut pas dire que bokkoo si yëf yi donc waaw si doo bi quoi yooyu xeetu doxalin pratique yooyu dina impacter daal di laal ci débat bi ak niveau am dootul am qualité maanaam kuy ànd ak teraanga rek ak daw naaj kooku dootul défendre benn principe mais justement parce que boo gisee transhumance et puis je peux même dire que invention loolu Sénégal moo ko inventé boo demee yeneen réew mi waxuma la amul foofu de mais en tout cas fii la gën a bari Sénégal depuis indépendance bi léegi on a vu des cas de transhumance yoo xam ne la dañu doon saaga dëmb nit ki le lendemain il se retrouve dans le même camp donc du ma jox exemple parce que Sénégal yi xam nañu leen donc mais loolu boo xoolee boo defee jàngat bi mooy ça veut dire que idéologie kenn toppatoo ko parce que normalement boo doon adhéré si benn parti da ngay ne bon man socialiste la donc damay dem si parti socialiste wala ñoo xam ne daal parti boo xam ne socialisme lay dawal wala man libéral la donc ku nekk donc loolu amatul c'est-à-dire que ñoom ay idéologie vraiment amatul benn important donc l'un dans l'autre amatuñu valeur c'est-à-dire que valeur yi nga xam ne nit ki dañuy nekk par conviction la adhéré parti loolu c'est plus leur problème l'essentiel c'est des prébendes xam nga donc boo xoolee image transhumance bi sax transhumance dafa ñaaw lool ça veut dire que sambkat boo xam ne daal des samp disons justement kër ñax lay doon donc bu ñu troupeau bi kii rek mu déplacé ñax mi jeex ñu dem feneen waaw vraiment loolu lu ñaaw comme doxalin wu ñaaw la kay dañuy wéyal xeex bi waaye yan verrou lañ mën a taxawal ngir daal di nësaxal ñooñee waaw justement pour wala du yomb non du yomb mais mun na yomb tamit ça dépend surtout président de la République boo xam ne daal vraiment disons liggéey réew mi moo ko tax a jox maanaam nit ki
ku nekk foo fànn bu nekk rek da nga war a def sa liggéey. surtout séparation des pouvoirs. c'est-à-dire que nit ki c'est pas parce que da nga am problème ak nguur gi que nguur bu bees ñëw rek mu jéem a la vraiment défendre. loolu woon dafa war a dakk. je pense que bu ñu dakkee loolu nit ki loolu mun na nekk buntu boo xam ne mun na tëj transhumance. donc il faut qu'on revienne aux valeurs. vraiment valeurs yi dafa am solo lool. et puis nit ñi surtout le travail des journalistes. nañ ko continuer. parce que nit dafa waxoon dara dëmb. tey ñu gën na li mu waxoon dem donc waaw donc loolu nañu ko def kii dalal transhumant bi kenn demul bu des ci wàllu ñàkkum valeur xam naa jot gi mayew ko waaye dinañ ci digg xëy na ci français bi ndax ñoom ñi encouragé doxalin yu ni mel ñoom it kenn demul ñu des ndax wóolu ku ni mel bakka mu àndaloon démb yow boo ko wóoloo du la ca dal ëllëg yàq rek sa bopp Bakary jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ñu àndoon ak suñu naatango Bakary Domingo Mané jiite desk politique Sud Quotidien ci li ci penc meeg TFM seen beneen ndajeem xibaar Khalifa Ababacar Diakhaté 20h incontournable ñu fanaan jàmm